leaderu parti lu jiitu mouvement la ñu xamoon mouvement bi je pense Jëngu la tuddoon. tey mu nekk parti boo xam ni parti pour la construction et la solidarité Jëngu tabax. noonu nga ko tuddee. lan moo tax nga xalaate ko noonu parti bi. waaw xam nga boo buggee defar. il faut nga mel ni ku yàq mais yàq lu yàqu defar la. yàq lu yàqu defar la négation de la négation boo ko defee rek da ngay def lu positif donc lépp loo bëgg a defar rek il faut que mu am une part de rupture. yàqu lu yàqu est-ce que du yàqate. déet defar la. ah donc loolu moom c'est lu relatif la lu ñu mën a mais xam naa du loolu mooy waxtaan bi. donc mais man xam naa si rupture. waaw paaru rupture. ak paaru construction. ok construction bi mooy tabax. ñun du ñu nekk di critiquer rek en plus de la critique dañuy jox ay propositions. ok alternative loolu moom mooy lu nga xam ne mooy suñu yoon. d'accord ci parti bi. mouvement bi échec la woon kon mouvement bi est-ce que amoon nga ci succès ndax. waaw soo defee bilan bi yaakaar nañu bilan bi mooy mouvement bu juddu mai 2018. bokk ci coalition FIPU ñu def candidature def compétition leaderu mouvement bi ñu désigné ko comme candidat mu participer ci opération parrainage pendant 4 mois participer ci campagne électorale comme superviseur généralu campagne yu candidat Ousmane Sonko. je pense que expérience boobu. d'accord nekk na loo xam ne lu am solo nga mais parrainage bi jàlluloo. élection bi jàlluloo. donc loolu échec la. non du échec parrainage bi li tax jàlluñu ñëpp xam nañ ko te histoire dina ko leeral waxoon naa ko waxaat ko. li taxoon ñu def ko ndëgg sërëx la bu ñu defoon pour éliminer ay candidats def nañu ko mais terewul retrouver nañu ak candidat boo xam ne ñun malgré li am ci élection yëpp nekk nañ 3e. ok Boubacar je pense que créé wuloo parti rek pour def li yeneen parti politique yi di def parce que mënuñu nekk ci 300 et quelques partis nga créé sa parti itam. bon lan mooy indi différence bi ci sa parti. lu nit ñi mën a jàpp. différence bi mooy que dañu gis ni expérience bi ñu am yëpp. ci Sénégal réew mi moo ñu ko jox. ci njàng ci position yi ñu jox ba ñu accumuler loo xam ne lii mën nañu yaakaar ne mën na amal Sénégal njëriñ. ñu gis ne bu ñu ko doxalee. dina am jeexital bu baax. parce que dañu fekk réew moo xam ne dafa am ay sooxe yu bare ci wàllu ndóol sooxe ci wàllu njàng mi sooxe ci wàllu ñàkk xëy sooxe ci wàllu feebar yi ak sooxe ci wàllu ñàkk kaaraange. ñu gisit ne solution yiñ ci joxe daf ñu doyul te réew mi dajale na xaalis boo xam ne maa ngi joxe exemple keroog 2012 rek. ak ba 2020 li ñu dajale ci budget rek ëpp na 27 000 milliards sans compter endettement bi te résultat bi ñu gis nii ñun ci sunu analyse doyul ñu yaakaar ne ñun mën nañu contribuer ci loolu bi ñu koy def tamit ñoo ci dugal sunu bopp parce que biñ ciy dugg dañu bàyyi lu bare démissionné ci ay position jël retraite anticipée nangul ko sunu bopp parce que dañu am projet de société boo xam ne dañ ko tëgg ci wàllu économie ci wàllu social culturel ñu travaillé ko biñ ci duggee it dañu gis ne dañu d'accord ne choix bi ñu war a jël mooy opposition parce que liñ fi fekk muy dox dalul suñu xel tey jii fee yi jox nañu raison parce que ñu ngi ci gutt ñetti crise yoo xam ne yi kenn mënatu ko weddi Sénégal crise bu njëkk bi mooy koom-koom yaakaar yi nit ñi am ci wàllu koom-koom Sénégal ak mu jëm kanam même ñoom ñi ko daan bàkkoo sax mënatuñ ko. d'accord beneen bi mooy crise u dundin. waaw nit ñi dañuy dundee. kenn muy ménage yi. muy social. kenn mënatu ci. gis boppam. ok ñetteelu crise bi mooy crise u jubal. bés bu ne nga dégg loo xam ne lii da ngay taf sa nopp. ci wàllu jubal. d'accord donc fee yi jox nañu raison ci côté boobu. d'accord léegi Boubacar. c'est vrai que da nga dugg bu baax ci li nga xam ni mooy émission bi sax mais du tere ma retourné waat ci parti bi. parce que sama question dafa mel ni comprendre loo ko. wala da nga wax li nga bëgg a wax. parce que li ma bëgg a wax foofu mooy parti yi ku ne xam na ni parti politique yi bari na créé nga beneen parti est-ce que du benn parti de trop
lan mooy nekk différence su parti bi ak yeneen parti yi nga xam ne ñi ngi ko fi gis mun yu ci bëri nag ay parti yóbbaale ma ñii ñi ngi ci coalition bi ñi ngi ci lële pour ñu am siège bu taxaw jafe na est-ce que mën nga ma wax lan moo mën a nekk différence su parti bi nga créé ak yeneen parti yi nga xam ne ñoom. waaw loolu du man maa koy àtte. du man maa koy àtte kooku peuple sénégalais moo koy àtte bu ñu demee ba ci kanam xam nga ñun fi mu ne nii mai 2018 le mouvement bi juddu parti bi avril 2019 ñu ngi dox am nañu li ñu war a am puis suñu doole toll. ñu ngi dem ba ci kanam. bu ñu demee restructuré nañ ko parti bi. am nañu lépp ñun suñu parti am nañu lépp ëpp na de. non am nañu lépp lu parti war a am pour fonctionner normalement. waaw am nañu secrétariat buy dox avec bureau politique am comité directeur am suñuy sentinelle am suñuy comité yu ñu implanté ci dëkk bi am suñu siège am suñu récépissé am ñoo xam ne ñi gëm nañu ne voie bii mooy voie bu baax bi. man xam nga bés bu ma dajeek nit. surtout jeunes yi. ma dajeek ñoom ñu ne ma ñun dañu am yaakaar ci seen parti am yaakaar ci yow ndax sa jaar-jaar am yaakaar ni doo def ni ñeneen ñi daan def am yaakaar ni position yi ngay joxe ak solution yi ngay joxe dafa nekk solution yoo xam ne mën na defar réew mi parce que am na foo jaar loolu rek daf may encouragé. nga yaakaar yow rek lañ koy wax loolu. waaw da nga yaakaar ni loolu yow rek lañ koy wax. waaw man sama bopp rek laa xam. te sama bopp rek laa mën a garanti. ok donc bu ñu demee ba ci kanam peuple sénégalais moom mooy àtte. ñun suñu liggéey daal. mooy dem ci xel yi. ok wax leen li ñu xalaat. fexe ba li ñuy wax dugg ci xol yi. bu duggee ci xol yi ñu jëfee ko jëfee boo xam ne dafa ànd ak yeewu nga xam ne ëllëg Sénégal bu ñuy voté ci bay choisir kenn rek. mu bañ a nekk na dem ñu choisir koo xam ne kii bu ñu ko joxee réew mi. d'accord du jaawale lu mu moom ak luñ ko dénk. d'accord kon jàpp naa ni di nga jéngu fippu dem ci élection yi ak sa bannière bopp ak sa parti doo ko bootu feneen doo ko langaamu di nga jéngu. yaakaar naa waaw xam nga bu dee élection boo xam ne ñun ñoo ci war a dem. muy local yi nekk suñu kanam. wala waaw non élection moom ñun moom participer élection moom. boo ñu séntuñu ci chaque fois. ni ñu ciy participer nag dafay dépendre toujours ci circonstances yi. waaw ba ci coalition dàquloo ko. dàquma dara li ma xam daal mooy li ma dàq daal mooy. critiquer lii tey suba nga ñëw ànd ci loolu moom dàq naa. mooy transhumance. mooy wax loo gëmul it dàq naa ko. wax loo xamul it dàq naa ko. seetaan it dàq naa ko parce que seetaan ci sot la bokk. waaw mën. xam ne nii la war a demee. nga toog. d'accord wax loo xam ne lii aussi du dëgg dàq naa ko. d'accord donc dafa am ay valeurs yoo xam ne. ñun dañ ko tënk suñu parti respect éthique ak travail. d'accord et monsieur Camara buñ ci eggoon ba président de la République Macky Sall gis sa programme gis sa xalaat gis sa xam-xam gis sa taxawaay jàpp ni war ngeen ànd liggéey mën a bëgg ànd ak yow ci liggéey nan nga koy. naka ngay accueillir naka nga koy teeroo loolu xalaat boobu. man awma problème ci loolu. waaw. sama problème xam nga mooy lan. bu fekkee da ngeen di ànd da ngeen di fentandoo li ngeen di ànd. doo leen ànd rek parce que dañu bëgg mu am jàmm. waaw mais ñi daan dóor xeer. d'accord bàyyi dóor xeer ñu ne nañu dajaloo ñu jox la oto. ne la ministre nga am garde corps ñu lay ubbil bunt. mais loolu dialogue politique bi mën na indi fentandoo bi. déglul dialogue politique bii. non gëmuma wala dialogue national bi. mën na ko indi non gëmuma loolu man gëmuma loolu dama gëm ne réew dafay am fu mu toll boo xam ne dafa am ay solution solution yooyu bu ñu ko tegee ba ànd ci mën nañu xool ni ñu koy defee loolu aw ma ci werante parce que man Sénégal rek moo ma intéresse. li may bañ kay mooy nga yaakaar ne mën nga maa jënd wala mën nga maa nax wala mën nga maa ne yow boo ñëwee bokk ci lii li nga doon défendre démb dootoo ko défendre ñun principe la ñuy politiquer. d'accord kon nag bu demee moom ba xam dal na ko sax parce que boo demee yow ba can ba mu wóor na ne yow fexe nga jox nañ la lépp. jox la assemblée nationale jox la majorité nga am coalition. ñu jox la alalu réew mi jox la budget yëpp nga doxal sa programme yëpp terewul aujourd'hui réew mi toll fi mu toll. da nga war a am humilité xam nga pouvoir yi ñu bare dañu am feebar bu leen di dal. bu ñuy wax la surdité à l'alerte. maanaam da ngay tëx ci artu. da ngay tëx ci artu bu ñu lay artu bu nit di critiquer di artu da ngay gis ñi la wër ñuy wax faucon yi
naan la non kii dafa bëgg a jël sa place kii dafa la bëgg a rey kii nii lay bëgg a defee yooyu. day tax ba nga foog ne yow. ku la critiquer rek dafa la bañ wala dafa am yow. d'accord léegi monsieur Camara. waaw question bi ba tey dama koy repréciser parce que awma ci satisfaction ci réponse bi. président de la république bu gisee Boubacar Camara gis na xam-xamam gis na programme am gis na xalaatam sàkku nga ànd pour loolu nga liggéey ko pour Sénégal lan mooy nekk sa position. dégg nga li ma la wax lu ñu fent laay d'accord man lu ñu fent ne lii la ñuy def du li ngay liggéey li ngay liggéey lan ngay liggéey pour def lan la ànd pour def lan bu dee wax nañu ne lii la ñuy ànd pour def ko buñ ci àndee man awma ci problème. d'accord amoo benn problème ci loolu. d'accord c'est-à-dire amoo benn problème par exemple ci bu boobaa mën a dugg ci gouvernement am wala mën a def leneen. ma ne man sama bopp mun naa bañ a dugg ci gouvernement. non benn la rek dama bëgg rek. pour loolu leer rek laa bëgg. li am solo mooy fent bi. c'est pour faire quoi. d'accord léegi Boubacar wax nga léegi boo demee ba càng ku nekk la mën a dal càng nga bitim réew yow càng ci àll bi jamono ji nga xamee ni Covid bi dugg na ci biir réew mi def nga.